suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi leen di ziar di amati mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmbook njëriñ ci seen émission Petit Matin di ziar le khalife général des Guinée di Alaaji Thierno Moule Sow di le roi médecine du monde le roi médecine traditionnelle international the king of the king di l'empereur di ko ziar di nuyu soxna Ajaratu Mariama Camara Prince Moulé di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram di ziar madame Sow laa ren di ziar suñu goro di di ziar képp koo xam ni yaa ngi safoo Alaaji Thierno Moule Sow moo xam taalibeem nga wala foo mën a ne ci àdduna di ziar képp koo xam ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ci la TMS TV ñu ñëwati nag ci yéen ak émission Petit Matin tey ñu indi leen thème bu am solo di colin yi nga xam ni jigéen ñi ak góor ñi ñu ngi koy sol ci jamono ji nga xam ni ay colin yu doy waar la ci jigéen ñi nekk na colin bu doy waar mais ci góor ñi également nekk na colin yu doy waar bu ñu duggee ci waxtaan bi daañ leen ci indil ay waxtaan yu am solo ci ñaari boor yëpp ma di ci ànd ak tey nag Abdoul Aziz Diagne ak Saliou Samb Abdoul Aziz ñu ngi lay ziarati di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay di ziar ñuy seetaan Moustapha. sëñ Saliou monsieur Langlais ñu ngi lay ziar. maa ngi doon ziar Moustapha di kontaan di bokk ak yow plateau bi di ziar sama naataango doyen Aziz Diagne. merci Saliou alors tey thème bi bu am solo la mu nekk Abdoul Aziz colin gis nañ ni jigéen ñi léegi colin yu bon la ñuy sol góor ñi également colin yu bon la ñuy sol rawatina nag xale yu góor yi nga xam ne dañuy bàyyi seen tuba yi ñuy daanu Abdoul Aziz xanaa dafa mel ni société bi dafa dem ba amatul repère léegi. Moustapha xam nga yaa ngi wax tuba yi mais am na yeneen façon colin yoo xam ne nii maanaam du sax tuba yuy wàcc mais façon ba nga koy solee parce que xam nga solu mu ngi ci nga sol lu ànd ak temps bi solu mu ngi ànd ak nga xam milieu bi lim laaj nga sol loolu solu mu ngi ànd ak nga seet la nga xam ne moom moo la jàpp nga sol ko mais lépp nag Moustapha da nga koy def ci kaw correction waaw. alors lépp dañ koy def ci kaw correction Saliou même laaj rek comme bi ma laaj Abdoul Aziz ban commentaire nga ciy def. damay rejoindre doyen Aziz Diagne parce que li mu wax dëgg la solin dafa am solo trop ci nit. parce que sol bi ngay solu dina tax ñu dëkkal la sax foo dëkkul. te solin bu nekk dafa am milieu. am na milieu boo xam ne mun nga fa sol lii maanaam bu dee jigéen ñi am na yére boo xam ne ni ay tenue de soirée la wala tenue de cérémonie am na yoo xam ne tenue de travail la. góor yi aussi am na sol boo xam ne da nga ko war a sol pour nga correct ñu respecté la am na yoo xam ne boo solee sa yére wolof macha allah foo dem dañ lay respecté mais am na yoo xam ne nga sol jean wala nga sol tubay muy wàcc vraiment nga ñëw ci benn milieu mais duñ la respecté donc ma yemandi foofu en attendant. jigéen ñu bari dañu ne lu tax ñu leen di yomba violé ci colin bala. mais Moustapha benn borom xam-xam nee na. defe naa ci sang bi est-ce que waxu ko woon sax ñu ne nañ dem jamono boo xam ne yére dafay bari waaye nit ñi dañuy rafle boo déggee loolu mooy jigéen ñi koo ci ubbi armoire am mu nga fees dell ak yére waaye duñ sol mukk loo xam ne daf lay muur seen cëri donc loolu mooy rafle am déet ci loolu mooy Moussa Sali wax na ko léegi sol tubéy bàyyi ko muy wàcc te nga takk ceinture man defe naa incorrection foofu la ko. ci ku góor ki. ci ku góor ki sol tubéy. parce que dañu ceinture mooy geño mooy ñoor da nga koy takk ba mu dëgër mais bu fekkee da nga sol tubéy bàyyi ko muy wàcc te mu am ceinture defe naa ne modd boobu. ba sa njiit laay di feeñ. waaye sa njiit laay ak leneen léppay feeñ te liñ xamul mooy maanaam ñu ngi ko tuddee Chris Koros xaw ma. Chris Koros lañ ko tuddee Chris Koros. pour revenir un peu à l'histoire Chris Koros il paraît que les prisonniers américains. ñoom ñoo ko doon def te def bi c'est indépendant de parce que dañ leen di toucher seen tenue bi ñuy sol léeg-léeg nga gis ku toll ni Moustapha ñu jox ko tenue boo xam ne nii un géant pour géant la mu ëpp ko bu ko solee dafay wàcc daf ko ëpp léegi nag ci loolu lañ inspiré woo di ko def mais man day wax dëgg yàlla su ma sañoon xale yu góor dinañ xoolaat ni ñuy solo waaye sol tubéy ba pare bàyyi ko muy wàcc sa njiit laay nekk ci biti sa leneen nekk ci biti loolu moom defe naa amul ko gën a incorrect Moustapha te aussi valable tamit ci jigéen ñi ñoom tamit jigéen sax ci la gën a bonati encore parce que jigéen dafa mun a muur ay cëram parce que góor li koy gën a attiré ci jigéen mooy kumpa ñun ñëpp kumpa la ñuy dundee am déet
mais soo demee ba liñ naan li nëbbu woon feeñ comme ni ngeen koy waxee ci télé bi mooy déggoo li ma dama ne li nëbbu woon feeñ maanaam sollu colin boo xam ne ni yow boo doxee sa kanam day feeñ soo wanee ginnaaw sa ginnaaw day feeñ loolu mook def yaramu neen ñoo yem non seulement tissu ba ñuy sol baaxut boo déggee ma la baaxul mooy tissu ba maanaam du muur dara parce que day oyof du dëgg beneen bi ñu ñaw ko ñaw boo xam ne nii maanaam day naanaa ñàpp ci seen yaram nga xam ne du bàyyi dara waay jigéen ñi nañ bàyyi sol yooyu wax nga ko léegi viol yu bari mu ngi am jigéen ñoom ñoo violé xale yu góor yi nuñ ko violé c'est par le regard xanaa xamoo regard dina violé nit mais ñoom ñoo njëkk a violé xale yu góor yi avant xale yu góor di leen violé avant xale yu góor yi di leen violé Saliou dégg nga li Abdou Aziz wax dama koy rejoindre rek parce que vraiment thème bi dafa am solo trop dama kontaan sax ci wax ci parce que li mu wax ci xale yu góor boo xam ne da ngay sol sa tubéy di wàcc am na mag bu baax bu doon wax ne góor gi nga xam ne mënul takk tubéy mu dëgër mënul yore kër. parce que man mënuma am na sëriñ buy wax sax que ni. voilà. ku sa tubéy di daanu. doo gudd fan. merci. ku attanu sa tubéy doo attan kër. man mënuma concevoir nga nekk góor bàyyi sa tubéy muy wadd sa caleçon di feeñ mais pourquoi. takkal sa tubéy ak loo mënti def ak noo mën a bon war nga mën a takk sa yére donc mu normal jigéen aussi waruloo mën a solu sa jumbax di feeñ ak loo mënti def parce que nit ki lépp sutura la bu la neexee nekk sa néeg yaa xam looy def mais boo génnee sa cër da nga koy daal di daa mën a jox respect sa bopp voilà dama lay jox rek benn anecdote parce que waxtaan dafa tombé bi keroog bi may jógee Kaolack wàcc buntu Pikine yàlla dafa def xam nga léegi dafa am voie de contournement waaw bu dugg biir Pikine buntu Pikine nag ma daal di jàdd pour dem jëli bus bi mais maa ngi donc jiitleeg benn xale bu jigéen mu ngi sol jupe de tant que yaa ngi xees pecc nag melal na ko rafet na macha allah mais fant ba dafa ëpp ba jëm ci kaw ba xale bu jigéen bi nekk ci bus bi sax. fant ba fan la ban côté la côté bi la wala ci ginnaaw la wala ci ginnaaw. Saliou dafa mel ni yaa ngi doon xool xale bi. xool nga xale bi yooyu de xool nga ko de dafa sob ñëpp a ko xool. man xool naa ko ña fa nekkoon ñëpp ñu ngi koy xool ñu naan waa kii lan la. parce que man li ma koy xool dama ne waa kii moom ci soirée la ne wala ci bëccëg la ne. bëccëgu nar a kam 11h. ma ne la ki nekk ci bus bi ndaw si receveuse bi parce que yàlla moo doon wax mais xale bu jigéen bi de fantam bi ëpp na. xam nga ko moom jigéen de moo koy wax. ma ne ko xanaa boo ko dabee di nga ko wax mu ne ma bañ a suy dinaa ko wax kay parce que lii aussi du tenue bu ñu war a sol xam nga loolu aussi doy na waar. moo tax yenn solin li mun na pousser góor mu violer jigéen te fan sa jigéen góor ba dafa faible. dëgg la moo tax solin war nañ koy defaraat quoi. alors ba léegi yéen a ngi ñuy suivre ci seen émission Petit Matin ñu indi leen thème bu am solo tey di colinu góor yeeg jigéen ñi Abdou Aziz dañu gis Sénégal léegi école yu baree bari jigéen ñi lu ci ëpp dañuy daanu. te bi ñu defee si ñu ay gëstu presque jinne yi ñoo leen dugg mu mel ni ci colin yi jigéen ñi di sol ci la jinne yi di profito di leen di dugg. mais Moussa Ba man sax xam naa ne man waxuma sax li leen dugg parce que fii ñun dañuy am habitude ngelawu seytaane moo leen dugg mais au-delà de cela. waaw mais colin bi. dafa am ay conséquences. conséquences mooy loolu soit ngelawu seytaane wala jinne dugg la ngelawu seytaane ci la lépp ne. parce que jinne seytaane la mais dama la bëgg wax ne la li ci nekk sax ci conséquence ëpp na loolu parce que mu ngelaw rek nga sol lu oyof mais am na ay feebar yoo ci mën a jëlee ay pneumonie ay bronchite yooyu yëpp parce que ngelaw daf lay jaar fu nekk te ñoom li ma wax sànq ne ki la dàq solu mooy ki nga xam ne ni dalay maanaam day solu selon le temps mais loolu dafa am solo selon temps bi mais nan lay seddee ba sedd pour ñi nekk ndakaaru mu sedd guy bay ngelaw nga dem sol benn xaw ma lu ñu koy tuddee xaw ma buddi xaw ma te am ngal lii fii oyof ba bugg a dee nga xam ne ngelaw daf lay jaar fu nekk loolu defe naa ne ñàkk mën solu ci la bokk parce que nit ki bul seet na lii rafet na seetal la nga xam ne dina muur sa cër parce que nit yàgg na solu muur ay cëram wax dëgg yàlla mu génn solu correct mais Moustapha comme ni nga wax rek boo soloo bala ngaa génn sa kër mais seetu xanaa amatul njëriñ. mais Aziz est-ce que du stratégie pour jéem a am coro wala am jëkkër parce que dañu gis jigéen ñi même seen ween yi sax duñ ko nëbbu dañ koy bàyyi noonu muy génn ci biir. mais dégguloo li ma xam nga nee naa la sànq ñoom ñooy signaler ñooy violer góor ñi. du dëgg parce que jigéen bu solu ñëw tiim sa seetu. gis sa lépp ne fàng. sa kaw sa suuf ne fàng. mais loolu ëllëg boo génnee ci mbedd mi lu ñu la def yow am déet. am na danger. parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité. parce que man dama gis sax parent bu doomam solu woon sax ba di ko romb mun na ko dellul waññeekul demal dindi ji lii ba mu set
mais nag yu ci bari dañuy nëbbatu man maa ngi fàttali ñun bi ñu gën a nekk xale pantalon nga xam ne paa yi dañ ko daan tere ak mère yi mais suñu sœurs yi bu ñu solaan pantalon te pantalon yi correct dañ daan sol dañ daan woddu suñu woddoo génn bu ñu demee ba seen kër xarit ñu dindi sër ba dem teg ko fa daal di génn dem pour te dire que ne boobu amoon nañ kersa pour sol yenn yi mais ñii nag léegi ñooy dem jënd ko paqueté ko ñëw sol ko taxaw yaay xoolal ma ndax jekk na papa non mel ñu ne ko toj nga fi da ngaa chon boobu nag mooy tax ñuy am ay musiba ëllëg ba nga xam ne ni xale góor yi kuñ ci gis daal di dal sa kaw. macha allah Abdou Aziz kon Saliou est-ce que du stratégie pour xale yu jigéen ñi mu mel ni genre provocation la envers les hommes est-ce que nekkul danger pour jigéen ñi ci góor ñi ci la ñuy profité di dal seen kaw ngay dégg ñuy wax agression sexuelle wala ñuy wax viol. dëgg la danger la mais provocation la comme ni nga ko waxee jigéen ñi ñoo koy def exprès. pour attirer góor yi ci ñoom. waaw. nam ngeen baal ma ci wax ji bu ñu feeñalee seen dënn ak yooyu. waaw moom la ñu tuddee ci seen terme ngeen baal ma ci wax ji pàccal xaw ma nu ñu koy waxee. c'est juste pour attirer l'homme envers elle. te loolu baaxul parce que nit ki mën na la gis góor ki nga defee ne dafa la bëgg fekk na dafa la xemem. waaw loolu muy gis noonu moo ko jaaxal. moom la bëgg a découvrir. dëgg la donc vraiment ñu moytu ko. li nga wax aussi ngelaw yu bon yi leen di dugg ak yooyu yëpp parce que seen jumbax yi di feeñ am na góor gu doon wax ne jigéen li ñu sol léegi. sol lu gàtt sa pooj di feeñ sa jubax di feeñ nga fekkee ne defe ne ñun ngay charmer fekk na jinne yi ngay charmer parce que ñoom tamit jinne yi dañuy exister buñ la gisee noonu macha allah nga kii noonu wane sa cër mais dañ lay dugg mu ngi noonu moo tax jar na éviter. moo tax malheureusement gis nañ ni tey jigéen ñu bëree bëri ñi ngi ne xuus lamb ci dëkk bi bëgg am borom kër mënuñu ko am parce que defe naa ni waxuma la sax jinne yi leen dugg mais góor ñi aussi dofuñu bu ñu nee bay takk soxna aussi dinañ xool ki ñu war a takk ki nga xam ne am na comportement bu am solo te defe naa ni koñ boo mën a dëkk na ngay doxee na ngay comporté woo ak ci colin bi dëkkandoo yi ñu ngi lay bàyyi xel kon defe naa ni solin bi aussi Abdou Aziz dafa am solo macha allah kon Abdou Aziz dafa mel ni solin bi dafa am solo kon ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV alors ngeen ñu seetaan ci télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu alors ngeen installé ma Sarata Aydara suñu jigéen Sarata moom dafa mel ni dafa tombé ci waxtaan bi rek yaram bi yëngu Sarata Aydara moom ngeen di seen ni caméra bi ngeen zoomel ma ko bu baax a baax Sarata moo ñu rejoindre doon ci plateau bi alors defe naa ni Abdou Aziz nag tey am nga client parce que bu ñuy waxtaanee wàllum coliñ ba laal jigéen ñi Sarata dégg ko ñëw kon tey am nga client bu kenn dul yekkale alors Sarata ñu ngi lay nuyu di la ziar defe naa ni dégg nga waxtaan bi. dégg naa ko bu baax a baax. alors lan nga ñu ci mën a wax dans un premier temps. laata may dugg ci waxtaan bi damay daal di jaajëfal jox wàccuwaay ñi nga xamante ni mooy yéen ñi nga xamante ni mooy yéen la partage plateau bi ak itam ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan à travers TMS TV waaye tey nag sama yaram bi dafa yëngatu. maanaam. ci gannaaw bi doyen Aziz ak ñoom Saliou Samb ñu daal di attaqué jigéen ñi laata may défendre du ma défendre sax góor yi mais jigéen ñi lay défendre ñenn ñi ci jigéen ñi parce que du caagin que ni nit ki da nga sol lu bon rek wala am na loo solee sol tubéy mun naa ne sol tubéy c'est pas haram l'islam waxul tubéy. ak i tubéyam foofu laa jëm. ak i tubéyam ak i yërëmam itam parce que tubéy c'est pas haram waaw parce que ibaadu yi sax ak i tubéyam waaw ak i tubéyam loolu laa wax ak i tubéyam mais du caagin tamit même bu fekkee nit ki dafa sol tubéy wala mu sol yenn yére yi dafa bëgg a charmer ak ñoom seen parce que jigéen mun na sol yére mu foog ne man moom na être belle rek être à l'aise rek moom loolu la ci jublu ci ñenn ñi waaw ci ñenn ñi man moom comme par exemple man damay sol tubéy damay sol yenn yére yi mais pas comme yenn yére yi nga xamante sama yaram yëpp ay feeñ wala c'est flagrant yaa ngi comprendre mun naa koo sol mais pas caagin que ne xëy na damay charmer wala leneen parce que c'est intentionnel man damay sol pour moi-même damay sol parce que rafet na neex na ma sol wala keneen ak keneen tamit day sol parce que daf ko neex rek mu sol mais pas caagin que ni daa am benn intention xëy na ñenn yi dañ ci am intention mais je parle de ma propre li nga xamante ne man noonu laay comporter en fait. mooy maanaam li nga xam ni loolu nga gëm yow.
voilà loolu laa gëm man loolu lay wax mais pas caagin que nit ki day solul day bëgg a charmer wala day def genre yi wala lii ak lii wala kooku loolu moo tax mu bon c'est diamétralement opposé parce que gis nañu fii ay ibaar yu nga xamante ni colin bi rafet na waaye est-ce que lu ci biir colin bi est-ce que rafet na non loolu àgguñ ci. waaw loolu laa lay wax dama lay expliquer. waaw maanaam xam nga yéen da ngeen ne ku sol da ngay exposer sa bopp. waaw da ngay c'est vrai. waaw benn instant mais pas question que c'est forcément nit ki bu solee tubéy wala bu solee yenn yëre yi dafa bon wala dafa bëgg a charmer c'est pas ça en fait. l'idée c'est pas ça l'opinion c'est pas ça. Aziz Sarata. voilà. colin bu bal indice la. bàyyil di wax naan ay man li ma sentir lay sol non. de tenir compte aussi ci milieu bi nga jëm. c'est très important. waa léegi ban indice. Sarata bàyyil mu développé mi ngi laal point bu am solo bàyyil mu développé. dama ne colin bu bon indice la. ban indice. xam nga lan mooy indice. mooy tey boo àndee ñaar jigéen tey buñ génnee. kii sol muur cëram yëpp. kële nga xam ne dafa bàyyi cëram yëpp ñu fàng. tey ëllëg kuy uti jigéen ngeen baal ma ci kàddu gu buy uti kooku lay uti moo tax ma la indice. est-ce que c'est le waaw maa ngi ñëw rek non bàyyi ma maa ngi ñëw rek. ok. maa ngi ñëw rek. ñaari jigéen bu ñu àndee laa wax. kenn ki solu muur cëram yëpp. muur cëram yëpp dara feeñul muy dox ndànk ak façon ba muy doxee kële sol ay cëram yëpp nekk ci biti góoru caay-caay gu jóg buy wuti kële lay dem uti kooku nga xam ne ay cëram mu ngi ci biti moo tax ma la indice la beneen bi mooy Sarata xam nga colin dafa bari façon nee naa la ci biir solu lu la jàpp solu lu ànd ak temps solu aussi par rapport ak milieu ba nga jëm loolu mooy mun solu parce que tey boo ñëwee nga am foo xam ne ni milieu bi lii la laaj mais loolu ngay sol donte neexu la parce que tey ñu baal ma tey maar di sal tey bu dëj amee da ngay dangal doo dangal parce que xam nga ne dëj bi laajul loolu tey bu ñëwoon tey dañu dem ziyaare wala gàmmu mais doo sol dangal moo tax may la nag doo sol lii moo la neex malgré que loolu moo la neex mais da ngay sol parce que milieu bi moo laaj loolu parce que kenn nit buy sol na tenir compte ci milieu ba mu jëm man foofu laay waxee xam nga nee nga pantalon ñun waxuñu ne pantalon dafa araam mosoo ko fi dégg mais dama ne sol loo xam ne say cër dafa nekk ci biti loolu moo xaraam am na benn borom xam-xam Fiso ba mu génnee Fiso xam nga Fiso dara gënu koo bon maar day taali ci biti mais bañ na ko sëriñ bi mun a ñu ne ko ndax Fiso dafa araam mu ne Fiso araamul ñëpp di ko xool ne ah Fiso araamul mu ne Fiso araamul boo solee Fiso nekk sa biir néeg yaa ak sa jëkkër Fiso araamul waaye wax na dëgg waaye Fiso mu nga araamee ba nga ko solee génn ca biti ca la Fiso araamee donc yéen tamit tubéy waxuñu tubéy dafa araam mais tubéy sax au contraire correct na parce que tubéy day commencer ca suuf yéeg ba ci kaw nga sol lu gudd mu bañ a serré te tubéy avantage tubéy mooy nu la neex mun nga toogee malgré que loo ñëw rek toogee nu la kii mais quand même am na toogaay yoo xam ne ni boo solee tubéy au moins sa cër du génn du dëgg mais sër boo ko woddoo ñaare booy toog yaa ngi calculer sër bi du dëgg te tubéy donc moom am na sutura moo tax may la waxuñu fii ne tubéy dafa araam mais tubéy boo xam ne ni yow boo koy sumi surtout seen tubéy yooyu ñuy wax xaw ma lan xaw ma peew xaw ma peew non peew yi góor peew ma ne peew yi xaw ma peew tur bi sax moo njëkkul am tur bi sax moo baaxul parce que peew kenn xamul turu lan la. alors Abdou Aziz kii Sarata ba léegi ci colin bi ñu gis góor ñi également dañuy solin yu doy waar dem ba nga xam ni da ngay gis ñoo xam ni ay mag lañ di bàyyi seen tuba yi ñuy daanu loolu moom nan nees la ko nga ni ko mën a jàngatele góor ñiy bàyyi seen tuba yi ñuy daanu. Chris Koros mais Moustapha laataa may dugg loolu. waxuma sax Chris Koros mais dañuy bàyyi seen tuba yi ñuy daanu. répondre doyen Aziz lu mu waxoon maanaam nee na tey góor bu caay-caay bu gisee maanaam ku solu correctement ku muuru ak ki nga xam ne dafa dangal sol lu bon ci ku sol lu baax lay xool mais je dis que loolu ci jamono gu ñuy nekk ni loolu amut. doyen lu baax reprendre yow est-ce que xam nga li ma wax. xam nga danga ma ne. nga ne ma. tey bu ma àndee man ak benn jigéen ki sol lu correct. waaw ki sol lu correct. waaw yaa ngi dégg ak ki sol lu correct bu ñu àndee ku sol lu correct la ñuy xool. man ma ne la loolu am loo wax. dama ne. je reprends ma pensée Moustapha ci nga jégal ma. dama ne ñaari jigéen bu ñu àndee. benn jigéen gi sol loo xam ne cëram yëpp dafa muuru dara am feeñut. waaw mais c'est loolu maa ngi ñëw. bàyyil mu continuer sol loo xam ne léppam dafa muuru. dara am feeñul.
du cëram du daraam feeñul ak koo xam ne nii la mu sol ca kaw ba ci suuf lépp a ngi ci biti dama ne la góor gu saay-saay laa wax déggal bu baax li ma dama ne la góor gu saay-saay su jógee dem di wuti pour dal seen kaw pour dal seen kaw buy demee kële lay njëkk a ciblé ka nga xam ne ni moom moo sol ay cëram nekk ci biti loolu laa wax góor gu saay-saay laa wax voilà ok mais loolu du motif doyen même loolu du motif parce que góor parce que déjà li yàlla wax gis nga déglu ma rek li may wax ma ne lépp loo gis mu nekk safaan wa boo ci nee jàq sa bët da nga war a kiiwaat sa bët waroo koo xoolaat waaw ka ko def moom mu bañ ko def mais du question na bañ ko mais ku ko def moom la engagé mais cela veut dire loolu du motif góor muy violer ku jigéen ki wala motif la kooku di xoolee kooku bët yooyu noonu c'est pas forcé en fait dañ waxante dëgg non c'est pas forcé parce que indice la ma ne ban indice ma ne doyen du benn indice bokku ci benn indice signal la góor da nga war a jël sa responsabilité góor da nga war a nekk góor mais pas dire que ni naan jigéen ki moo ma provoqué ak ay nii c'est parce que yow sa xel moo ngi ci Abdou Aziz est-ce que Sarata Abdou Aziz est-ce que raison la ba tax ñu ne ñi ñuy sàkku muy yenn xeetu viol yi wala yenn agression sexuelle yi ñu ne parce que ci colin bi la parce que gis nañ fi ay dëkk yoo xam ne tey boo fa demee jigéen ñi dañu nekk ci plage bi góor ñi di leen fa fekk mais du leen ñemee jege te dañuy simee ko duñu sol dara est-ce que ci réew mu mel ni Sénégal est-ce que c'est une raison ñuy wax ni le port de tenue indécent mooy tax en général ñuy sàkku xale yu jigéen ñi ci lu leen neexul. Moustapha mun nga ma may ma yokkalaat ko. mun naa la may mais bu ma waaw question ñëwal waaw ci village yi viol tey. ak sàkku yu ñuy sàkku jigéen yi. ak mbonte bu ñuy gis yu ci bëri bëriwul ci village. waaw xam nga ñun. thème bi non dama ne. non attends thème bi Moustapha moo ko choisir. du viol. parce que viol kuy nelaw sax mun nañ la violer. du dëgg tey thème bi du viol thème bi lan la mooy collin la ñuy wax ak conséquences yi mun a am collin bu bon conséquences yi mun a am ci loolu la ñuy wax tey du dëgg maa ngi ñëw rek Moustapha nga ne loo waxati sax xam nga moom moo ma posé question gis nga Olof Njaay def ne ponkal buñ ko dabee ca doxin mala du dëgg loolu tax ma wax la ne la jigéen am na noo xam ne ni da nga koy mel ci accoutrement góor gu jógee ci àll ba góoru caay-caay bu ñëwee yow da ngay nekk cible am déet foofu laa waxewu ma feneen de man dugguma ci affaire ay viol ak yooyu non dama la xam nga da nga dugg waaw da nga duggoon ci wax wàllum xam nga dugg waxuñu waxtaanee ñu affaire viol waaw mais da nga dugg ci point viol waaw da nga ne bu nit ki war a siifee nit c'est parce que am na indice bi nga xamante ni kooku noonu lay comporter ba ñu violé ko waxuma siif àgguma ci viol dama ne non ak attends Sarata dama bëgg bu baax su may wax nga di ma déglu posément dama ne góor bu jóg encore fan kaay internet ñu ngi may dégg góor bu jóg am intention ngeen baal ma ci kàddu uti jigéen laa wax jigéen buy fo am déet mu gis ñaari jigéen kenn ki gisul benn cëram na mu ko gisee mu solu correct li muuru lépp kële ay cëram yëpp nekk ci biti dama ne la góor googu moom laa la wax dama ne kooku indice la waxuma day ñëw siif ko waaye soxlaam kooku moo gën a jekk ci pour mu wax ko soxlaam la mu bëgg man foofu laa waxee àgguma ci acte bi alors Abdou Aziz Sarata alors xam naa ni émission bi daañ ko yeggali alors ñi ngi may signaler waxtu bi jeex na alors amoon nañ mbégte ngeen ñu doon suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu émission bi nag egsi nañ ci ñëpp lu nëbbu ànd ak lamboog émission bi jeex na. macha allah ñu bàyyi la nga feeñal li nëbbu. Sarata ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw Moustapha lu may tàggatoo mooy que ni bien vrai que ni. non Sarata tàggatool parce que temps bi jeex na fi mu ne nii amatul commentaire wala ma wax ñu tëj benn yoon quoi ñu tàggatoo jeex na et puis émission bi danañ ko eggali. waaw incha allah ok léegi li ma mën a tàggatoo mooy que ni ñun ñëpp en fait ay nit lañu am na bien vrai que ni ay xale lañu tamit.
dinañ sol ay yenn col yi nga xamante ni ñenn ñi ci jigéen yi baaxut mais am na ñi nga xamante ni xëy na dinañ sol ay tubéy wala kii mais cela ne veut pas dire que voilà kooku dafa bon wala dafa am beneen intention mais bien vrai que ni tamit l'islam daf ñu tegal ni nañ muur suñuy cër mais xam nga rek génération ba bon mi loolu. Abdou Aziz ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw man de fi nga daanelee man vraiment thème boobu te maanaam slogan boobu daf ma neex. maanaam feeñal liy nëbbu. kon nag xale jigéen ñi su ma jarbaat yi sama doom yi sama jigéen ñi maa ngi leen di wax ne leen dee leen di nëbb la nga xam ne nii moom moo war nëbbu leen ko waaye bu leen ko feeñal. parce que fa ngeen ko war a feeñalee àggu leen fa jotu leen fa maa ngi gërëm ñëpp Moustapha di la gërëm. jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf Sarata amoon nañ mbégte ànd ak yéen ci seen émission Petit Matin ñu indi loon thème bi nga xam ne mooy colinu góor ñeeg ñu jigéen ñi alors ñu àndoon ceeg sëñ Mbaye ak Youssou ci caméra bi sëñ Saliou Samb moo doon réaliser émission bi di leen jox dig daje ci yeneen i waxtaan jërë ngeen jëf.